tey dañoo ñëwoon fii ci Dalifort ci turu le coordonnateur monsieur Doro Gueye ànd ceeg ki nga xamante ne mooy le maire de Dalifort monsieur Baye Diop ak les membres de la plateforme xippil xool li fi Macky def li ñu tax a jug nag mooy wane li nga xamante ne moom le président liggéey waaye su weesoo loolu lépp loo xamante ne day indi njariñ ci askan bi ñun waa plateforme xippil xool kenn duñu ci jiitu moo waral tey suñu ñëw fii ci Dalifort ànd ceeg le maire de Dalifort ak l'adjointe au maire avec tous les membres de la plateforme xippil xool li fi Macky def ñu wàcc ci terrain bi jàppale population yi sensibiliser leen sur les gestes barrières ndax ñëpp xam nañ ne corona bi fi mu toll nii bu ñu kenn nax lenn képp moo ñu ci mën a génne mooy que population bi ku ci nekk respecter gestes barrières yi ku ci nekk nangoo dem vacciner ndax l'histoire est témoin feebar bu mus a am ci àdduna vaccin moo ko faj kon feebar bii nga xamante ne moo ngi rey ay nit ci àdduna bi moo ngi rey ay nit ci biir Sénégal nee nañ vacciner moo koy faj kon dañoo wër askan bi xamal leen ne ñoom ñëpp dañoo war a génn dem vacciner ngir vraiment aar seen bopp aar seen njaboot aar seen bërëbu liggéeyukaay. ñu ngi remercier encore monsieur le maire ndax bi nga xamante ne war nañoo ñëw moom identifié na bërëb yi nga xamante ne askan bi dañ fay dajaloo lu bari lu mel ni kër Serigne Touba bi ñu jugee sànq lu mel ni église catholique bi ñu demoon sànq lu mel ni garage Beau Maraîcher lu mel ni Seras lu mel ni marché Dalifort kon fekk nañ moom mu defaral ñu terrain bi ba ñu fa demee fekk nañ fa askan bi di ñu xaar déglu message bi ñu leen indi récupérer matériel yi nga xamante ne indil nañ leen ko kon loolu su matériel bi ba indi nañ ay masque indi nañ ay gel indi nañ ay lavoir indi nañ aussi social boo xamante ne lieu de culte yi nekk Dalifort lañ ko jàppalee ndax ku xam président Macky Sall xam ne dafa fonk lieu de culte yi fonk diine kon ñun suñu démarche loolu dañ ko ciy jiital. ñu ngi aussi demander à la population sénégalaise que bu ñu nangu ku leen nax ndax gisuñu benn responsable politique ku mel ni Ousmane Sonko ñu koy wax Yolom Gagnon ku mel ni Bougane Gueye Dany di wër di taxawaalu musuñu gis ñu dem fenn joxe masque. musuñu gis ñu séddale ay gel kon ñoom askan bi ñorul leen ndax tey moyens yi ñuy utiliser ci affaire fowam boobu mu tuddee tibb tànk xaalis ba mu ci utiliser su ko jëndee woon ay masque ak gel comme ni nga xamante ne noonu la ñu def ñun plateforme xippil xool jox ko askan bi je pense que moo leen ëppal njariñ discours yàq der ak discours jaxase bi nga xamante ne moom mi ngi koy def Ousmane Sonko li muy utiliser di def ay direct di jaxase xelu sénégalais yi Sénégal liggéey na loo xamante ne ci Covid bañ ci njëkkee toll ñëpp gis nañ président Macky Sall position bi nga xamante ne am na ko au niveau mondial ñëpp rafetlu gestion Sénégal troisième vague bi ñëpp la bett donc lu la bett mën la mais ba tey mi ngi continuer di ci góorgóorlu li nga xamante ne moom lañ gën a soxla muy oxygène mu jënd ko jagleel ko li nga xamante ne mooy clinique yi ne sénégalais yi fu waay mënti nekk mën ngaa dem faju kon ñooñu nga xamante ne dañuy xëy di wër di yàq deru nguur gi li ñu war a def mooy xëy di wër di sensibiliser askan bi ngir ñu takk masque ngir ñu laal gel ngir ñu dem vacciner wu ngir Sénégal mën a jëm kanam. ñu bëri ci askanu Sénégal loru nañu ci ñii génn nañ ci àdduna di jaale mbokk yi ci génn àdduna yëpp tey état bi ñu def dafa bokk ci état bi nga xam ne doon nañ ko def ci biir Sénégal ba fekkoon na la préfecture de Pikine la presse est témoin bi mbas bi di door dem nañ fa yóbbu ay mesures yi nga xam ne autorités sanitaires yi ñoo ko jël ba fi ñu toll nii ci lancé bi ñu nekkoon def ko Linguère def ko fu bëri ci réew mi ci lancé boobu lañ nekk tey ñu ngi fii à Dalifort dans le département de Pikine message bi ñu lancé li ci ëpp le coordonnateur adjoint wax na ko li ñu bëgg a préciser mooy l' état du Sénégal rassuré nañu ñi nga xam ne mooy ci mbirum vaccin yi na nit ñi dem ñàkku ji xam ne tey médecins yi li ñu wax mooy askan wi suñu ñàkkoo yàlla mën na leen dimbali ñu mucc boo gisee ñu ciy préciser dafa am ñuy dem di yàq xelu askan wi naan leen bu leen ñàkku dafay wàññi njur ñàkku day indi loolu c'est pas vrai le président de la république dégg ngeen récemment mu ne moom médecins yi am na 2 millions de vaccins yoo xam ne ci biir mois d'août bi danañ ñëw te loolu dafay rassurer les sénégalais li ñu bëgg mooy te tout caravane bi ñu doon def wax nañ ko ci këru diine yi ñu dem wax nañ ko ci église bi di remercier de passage notre frère Alex Ka mi nga xam ne communauté boobu la bokk message yi mooy na nit ñi dem ñàkku ji plateforme bi le coordonnateur Doro Gueye initiative bi mu jël mooy c'est pas un acteur politique doomu Sénégal la boo xam ne yàlla may na ko teranga ci nguuru Sénégal muy liggéey di fay impôt am ci teranga mu ne moment bii le président la relancé nañu dimbali askan wi muy dem ci askan wi les politiques nag ñook askan wi ñoo dëkk askan wi ku ñu gis ku ñu ràññee la ñu jàppale tey fekk nañ fi le maire Baye Diop muy le jeune maire gis nañ ko bi ñu fu ñu dem danañ ko teer danañ taragal loolu wane nañ mi ngi ci wetu askan bi donc loolu moo ci am solo li am solo mooy na nit ñi dem ñàkku ji xam ne ñàkk kese mooy loo xam ne état du Sénégal loolu la teg loo xam ne mën na leen musal comme ni mu musal yeneen réew yi. ku la naan sangul sa taar la fa bëgg donc tey jii loolu lépp instant yoo bu amee donc muy am benn jiixi jaaxa bi population bi ñi naan baax na ko baaxul
mais te nit je pense que boo ko dénkee réew dénk nga ko sa lépp dénk nga ko sa avenir dénk nga ko sa tey dénk nga ko sa ëllëg mais kooku tamit li nga xam ne dénk nañ ko moom mu joxe exemple ñi ko ñaxu bu leen nee ñaxul parce que ëllëg tamit lu xew il est responsable donc ñu saluer moom instant bi mu jëlee les devants aujourd'hui donc ma rafetlu population bi niñ ko accueillir à bras ouverts donc hier ou bien avant-hier on a donné instant l'information que on a atteint la barre de 1 million donc c'est 1 million instant de vaccinés c'est réconfortant donc di ñaan nag ñu si des que ni dañ leen di ñaan rek ñu dem vacciner wu parce que ëllëg lépp lu si am tamit ñun ñëpp on est responsable parce que feebar bi ni muy wàllee gis nañ ko te feebar bu métti la même ñi mu dal ñëpp gis nañ donc ñi nga xam ne après instant def na leen ko donc di ñaan population bi ñu dem vacciner wu ji.